dale nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi nees ko waxee woon ci ponk yi jàngoro yi deng nag ñi ko amee ca Fatick ñu doon wàññi fukk ak ñaar démb ñu ne nag yokku na tey daal yeneen ñaar fi mu ne nii ñu ngi ci fukk ak ñeent. Aminata Goudiaby la ñu fekk ji ca diwaanu Fatick. Aminata Goudiaby maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou Kiné. Aminata Goudiaby mu mel ni daal fi mu ne xel dalagul ci jàngoro jooje di deng ndax mën nga nu wax tey tolluwaay bi ak ban gëstu rek nga ci jot a def foofu ca Fatick. Ni nga ko waxee noonu la limu fukk ak ñaar bi dooleeku na ñaar tey jii ñu ngi ci nag ci fukk ak ñeenti cas bi la yoon nag benn góor gu am 33 ans la ak itam ku jigéen koo xam ne am na 23 ans cas yooyu nag ci quartier yi ñu ko gisee mu ngi ci quartier Logandem ak itam cité émetteur yëpp nag ci biir commune bu Fatick la Fatou Kiné. mais liñ ci mën a jàpp rek mooy ba léegi cas yu bëri yi nga xam ni fukki cas yeeg ñeent yi nga xam ni moom la ñu nemmeeku di ko wax booba léegi lépp nag ci biir commune bu Fatick la li waral loolu nag moo di depuis ba ministère de la santé génne communiqué ne ñetti kaawu dang dañ ko gis ci biir commune bu Fatick nag dañoo yokk liggéey bu baax a baax ndaxte ay prélèvement yu bëri ñu ngi koy def saa su nekk ak itam ay analyse yoo xam ne Institut Pasteur dañu toxal seen laboratoire mobile bi indi ko fii ci Fatick ngir rek muy def ay analyse yu xóot ci prélèvement yi nga xam ne moom la ñuy def booba léegi prélèvement yooyu nag yamaleetuñ ko sax ci biir poste de santé yi léegi ñu ngi dem ci biir kër yi di defal nit ñi ay prélèvement rawatina ñi nga xam ne dañu am njortu ne mën na am ñu am jàngoro ju ni mel ci wàllu mesure itam ci dëkk bi jot nañ fi def saupoudrage ak itam service d'hygiène ci biir kër yi nga xam ni ñi nga xam ni am nañu jàngoro ji fa la ñuy dëkk itam def nañ fa li nga xam ni moom moo di pulvérisation ba dàq lépp loo xam ne rek mën na dooleel li nga xam ni moo di yooyu matte di joxe jàngoro ju ni mel li fi mu ne nii nag quartier yi nga xam ni ba léegi fa la dengue bi fa lañ ko gën a nemmeekoo bokk na ci quartier Ndiaye quartier Mboubane Darou Salam Pëlgue Darel ak itam Logandem fi mu ne nii nag ñu ni tey jii sax bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu wérgu yaram gi ci biir région bu Fatick dañu sàkku tey jii ci imam yi nga xam ne ñoom ñoo fas yéene def xutba ci kanam ci seen waxtaan ñu boole ci sensibilisation jëm ci nit ñi ñuy fagandikoo ba duñu am feebaru dengue bi maanaam di gën di utiliser moustiquaire te itam seen kër yi li ko wër bu fekkee ni day indi développement moustique yi ñu bëgën koo xeex maanaam taataan ndox yu ni mel ñu évacuer ko ba jàngoro ji daal mën a jeex ci biir commune gi ndaxte nemmeeku bi noonu la wax nga ko sànq mi ngi gën gi wéy saa ñu xëyee di gis ay cas yu bees waaye loolu lépp nag docteur Mamadou Ndiaye nga xam ne moom mooy directeur de la prévention démb wax na ko ci RFM bu ngeen ko dégloo nee na évolution normale la parce que prélèvement yi ñi ngi continuer te itam analyse yi ñi ngi koy gën di def looloo waral cas yu bees yi di am Fatou Kiné. Aminata Goudiaby bu dee mi may dégg Aminata. Fatou Kiné maa ngi ma ngoog rek ci tënk rek laaj bu mujj bi waxtu bi xaw ñu dab waaye nga tënkal ñu ko rek ci wàllu prise en charge poju baak yooyu est-ce que ñooñu ko amee cas yooyu mi ngi am amélioration maanaam mi ngi am yokkute daal ci wàllu paju bi taxaw bi mi ngi am amélioration parce que cas yi ñu wax yëpp bu ci nekk daanaka faj nañu leen ba ñu wér ñibbiwaat seen kër tey ji sax ñaari cas yi nga xam ne ñoom la ñu wax ne ñoom la ñu nemmeekuwaat médecin chef nee na du ay cas yu graaw te itam faj nañu leen ñoom itam seen état laajul woon sax ñu leen di téye ci biir hôpitaux yi ay cas la yoo xam ne rek neex na maîtriser ñi nga xam ne moo di fukk ak ñeent yëpp ci tënk daal moo di Fatou Kiné faj nañu leen ba fi mu ne nii dara lu metti dalatu leen. ko ñu koy jaajëfal bu baax Aminata Goudiaby ci jàngoro jooju rek nga xamante ni tey boo koy xool dafa mel ni rek lu xaw a xeetoo ak sibiru waaye nag du sibiru ñu koy jaajëfal Aminata Goudiaby ñu wax ci askan wa yeewoo fële ca Sacré-Cœur 3 ñoom nag ñi ngi doon janook taskatu xabaar yi di wax rek li leen metti kon ci seen dëkkuwaay yooyu mooy tey jile amuñu benn espace vert boo xamante ne nag daañu fa mën a dem seen njaboot mën faa dem li ko waral nag ñu ne municipalité ba nag dafa daal di seetaan kon mu mel ni rek lu ca bari daal dañu ko jébbal tey ñi nga xamante ne nag ay borom yi alal lañu ñëw ubbi ay magasin ak noonu mu doon loo xamante ni metti na leen lool Alioune Gueye ci leeral. ay jardin yu ñu soppi garage auto ay cantines yu ñu tabax ci yoon yi nit ñi di aw ñu dëkk ca Sacré-Cœur 3 di ko mettitlu. dañ ñu wër c'est-à-dire dañ ñu bâillonné en quelque sorte dañ ñu war ndomb amuñu fu ñu nooyee ji nga par exemple pendant heure de pointe yi par exemple bu la fi fekk Sacré-Cœur mais tu es sidéré. ay parking ay gargote ay loo xam ne et surtout li ñu gën a gêné mooy problème de sécurité publique la tey bu ñu génnee suñu kër mënuñu jaar VDN bi. 7 heures du matin ñuy agressé nit ñi 23 heures toutes les heures. quartier yu xat yi ak ñàkk espace moo waral nekkatuñ ci sécurité. sama koñ man fi ma dëkk benn femme dañ ko braqué au revolver musu fi am
au revolver à 7 heures du matin. ñoom ñuy joxoñ baaraam rek nguur gi ak mairie ba fa nekk. xamuñ nag ban contrat lañ am ndax mairie bi la xamuñ nag ñan la. ndax tey xam ngeen ne ak acte 3 de la décentralisation compétence yi dañ ko transféré à la mairie donc mairie yi yéen gis ngeen Sacré-Cœur 3 partout dañ ko saucissonné dafa am espace yoo xam ne mairie yee koy gérer mais dafa am espace yoo xam ne AGEROUTE moo koy gérer mooy yii lii allées yii yëpp ba fële AGEROUTE moo koy gérer. ñu dëkk sa Sacré-Cœur 3 nekk ci ay coono ay yoon yu xat ak ñàkk sécurité bu wax moo leen tere nelaw. ñu yegg rek ba Guy Kuli ak juróom-ñetti dëkk yu dend ak moom Guy Kuli nag ma nga féete ca commune bu Ndiayène Sirakh ñoom nag ñi ngi ci jafe-jafe ñoom it li ko waral rek ñu ne tey amuñu ay jumtukaay yu bare bari ñàkk nañu courant waaye tamit amuñu barabu fajukaay ngir faju rek faaw ñu daw nag lu toll ci 3 kilomètres ba yegg fa ñu naan Kaba. Cheikh Anta Diop Seylatira. li ko daggee Guy Kuli jàpp Sàngay jaar ngi jaan Farba ngi jaan Xaali Paaraar ba Mbaafay askan wi kenn desul ñëpp a génnoon nekkaw say di metti lu ñoom ne nañ dëkk yi de daanaka du benn dëkk bu ci am courant te loolee jafe-jafe la ci ñoom tey jii. premier état bi Sàngay lañ ko commencé woon tey Guy Kuli commune bépp daal mën naa leen ñoo tasi fi tey jii bokk genn kàddu nag ñu koy xamal le président de la république tey jii ñoo àndandoo nekk benn ci commune bi benn kàddu la ñuy waxee li ñu bëgg mooy courant commune Ndiayène Sirakh bépp ñoo taxaw fii tey jii nii. li ñu fi tax a daje nag mooy courant akum ndox te courant bi dañoo wër fu nekk fenn ci motu 2 kilomètres te ci village yi fekk bu dee yow ci Kaba jaar nga fi gis nga ko ni mel bu dee Ndiayène ma nga ne soriwut Paaraar bu dee Sàngaay mi ngi nii courant bi mi ngi fi jaar fenn fi ñëwu fi. chef de village bi ay xaram fii lañ ko toon ni nun duñu tëddee guddi jigéen lañu waaye duñu nelaw sunu xel yëpp ci guddi gi lay nekk te loolu ñàkk leeraay moo nu ko defal nanu defal li nu defal sunu morom yi. ginnaaw yeneen jafe-jafe yoo xamante ni yuppi nañ ko fa bokk na ci wàllum ndox ak wàllu wér-gu-yaram. case santé bi tamit ñor nañu am nañ case santé mais amuñu matériel bu ci ne amuñu docteur amuñu dara lu ci nekk daal dañ ko Kaba la ñuy dem fajoo ji te yenn saa yi mën na laa feebar mën na laa dal guddi bala ngaa dem sonn wala nga war a occupé ci guddi gi bala ngaa dem da ngay sonn wala doo am lu la yóbbu. lu toll ci juróom-ñetti dëkk ñoom ñëpp génnoon ñoom sax nee nañ li leen metti soriwuñu lool route nationale bi romb Kaba waaye bu ñuy xool nee nañ dëkk yi leen wër yëpp daanaka guddi gi day lëndëm kërus. ñu wax nag ci daara yi rek fas yéene ubbi seeni buntu yàggatul dara fële nag ca Pikine seetlu ga ñu ne tey juróom-ñetti daara ndox ya sonal na leen maanaam ndox yi taw ya bu weesu loolu tamit am na ca ñett yoo xamante ne ñoo ngi koy tabax te pareegul moo waral nag ki nga xamante ne moom mooy préfet bu daagu daan nag yëkkati ay kàddu di wax rek jafe-jafe yi nga xamante ne nemmeeku nañu ko te école nag ubbeegul loolee mi ngi ko doon wax rek ci ab ndaje muñ fa amuloon di ab CLD Oumar Sagna Ndiaye ñu teewlu ko ci micro Salif Sow Asmalik Diop. am na école yoo xam ni tey jii bu ñu naroon tijji la kat day jafe pour tijji bi am fa mais heureusement ba def nañu ndaje bi et décidé nañu dañuy projeté wu dem ci biir école yi ànd ak service u état yi pour ñu dem xool ci école bu nekk parce que li ñu posé mooy problème mu ndox mi parce que ak nawet bi ñu nekk li jot a taw ci fan yi ñu génn ñu xool na la ñuy defee ay dispositifs yoo xam ni ndox mi dañ koy gaaw pompe mu génn ci école yi. donc yeneen écoles yi ay écoles yoo xam ni dafa amoon ay chantier yu ci am te war a yegg te chantier yooyu yeggagul donc loolu itam dañuy dem xool bu fekkee chantier yi dañ ko war a yeggali ñu xool ñan ñoo ko war a yeggali ñu topp ko comme ça ñu fexe ko yeggali ci biir at mii ñun. équipement yi aussi évoqué nañ ko fii mooy affaire surtout li fi gën a génn mooy affaire table banc yi yàqu ci école yi. xool ci école yëpp élèves yi am problème mu kayit yëpp ñu dajale ko man ma. provoqué benn réunion ak mairie yi ak waa tribunal ak acteurs communautaires yi ñu xool nan la ñuy organiser wu pour tenir une rencontre et après organiser un calendrier si c'est possible bu mënee nekk ci wàllu audience foraine pour mën a permettre xale yi ñu am ay kayit. mënuñu wax nag ci ubbite école te waxuñu nag ci li xale yi di soxla ndongo yi lu ci mel ni rek kon kay yeeg bic yeeg livre yeeg naka noonu seetlu gi nag ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy lal ci suuf di jaaykat yooyu gis nañu nag ne clients yi ñu ngay ñëw kon ndànk-ndànk rek di jënd si ci parterre yooyu nuñ leen gën a xamee waaye lañu seetlu rek mooy librairie yi nga xamante ne tey jii ñu bari dañ fa daan wutali nee nañ nag ñàkk kon yenn jumtukaay yi moo waral nag ñu di ko wëri kon ba ca marché ba fekk ji ñi nga xamante ne ñoom ñooy toog ca suuf di lal di jaay Ndeye Marie Dabo Amadou Ba. te marché bu Sandaga ñi nga xam ni nag ñooy waajuru ndongo daara yi ña ngay dem di utali seeni doom ay jumtuwaay ba tax Mime Ndiaye door bu baax. ñi nga xamante ne ñu ngi def programme français moom vraiment ñëw nañu
puisque ñoom depuis le 4 ubbi nañu le mois passé mois bii depuis le 4 ubbi nañu donc ñoom ñëw nañu quoi ñu ngi xaar nag ñi nga xam ne ñoom ñooy def programme sénégalais xam naa ni dans peu de temps ñu ngi leen di espérer quoi incha allah njëg li yomb rek la def waaw yomb na on vend à moitié prix vraiment loo am livre loo am fii am livre y en a pour toutes les bourses ay 2000 5000 10 000 francs waaw am na fi bi ci gën a mag saa dem na ba 20 000 francs livre ku na jar na 20 000 francs. Ferry Faye di ko xam ni miin na bërëb ba lool li ko waral mooy ni da cee gis boppam ci ay njëg yu jàppandi. livre bi moom ça coûte 2000 francs te gis nga ko c'est un livre neuf kii nekkul seconde main te déjà ça coûte 2000 francs un livre de maths à 2000 quand même c'est abordable. amoo fi client fixe des fois mu romb mu yomb ma jënd des fois mu xaw a cher après aussi ma seet feneen. ay téere yu jàppandi ci gafaka yëpp ñi nga xam ni nag ñooy partenaires yi nekk na dajalookaay goo xam ni ñii di waajuru ndongo daara yi dañuy fay dem ngir rek dimbale seeni njaboot ngir ñu mën a door at mu baax. ñu yegg ba diwaanu Tambacounda ak ki nga xamante ne nag moom mooy premier vice président bu mbootaay gi ëmb artisan yi foofu nekkit njiital chambre des métiers bu Tambacounda ñu gën ko xam ci Abdoulaye Sarr moom nag ma ngay naqarlu la mu nemmeeku kon ci artisan yooyu muy ñàkk booloo ci seen biir ba loolu nag tax na muy sàkku rek kon ci jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu artisanat mu dimbali ko nag ci wàllu woowu ndax tey ji bu soñoon daal daañu dóorandoo di xàccandoo ngir nag li ñuy yóotu kon ci liggéey bi mën a sotti. Moussa Oumar Gueye la ñu fekk ji ca Tambacounda. chambre des métiers bu Tambacounda Abdoulaye Sarr mi ngi ñaawlu ñàkk déggoo bi nga xam ni nemmeeku nañ ko bu baax a baax ci diggante artisan yi nekk fii ci Tambacounda ñàkk déggoo boo xam ni ci gis-gisu Abdoulaye Sarr dafa nar a yàq liggéey bi nga xam ni tàmbali nañ ko boobu ak nekkee ni si. contre ay difficulté yu lu bëri loo xam ne ci position artisan yi kese moo ñu ñàkk loolu bëri daal. te loolu yëpp la plupart lenn li ci ñun la ñun artisans yi ñun suñu bopp yenn yi partenaires yi la yeneen yi ñeneen ñi nga xam ne seen intérêt nekkul ci artisans yi nekk benn ñoo loolu la moo tax tout le temps ñun fu ñu mën a dem itam parce que yàlla baax na aussi souvent dañuy déplacé au niveau national ci tur union nationale des chambres de métiers parce que man maay premier vice-président bi yu bëri man la président yi maay dem ba fa teew donc fu ma dem aussi damay lancer message à ce que artisans yi ñu booloo nekk benn jàppalante liggéey pour intérêt artisan yi. ci Tambacounda am na ay liggéey yoo xam ne soppali nañ ko ci biir village artisanal bu Tamba daal di nañu yeesalaat lenn ci pàcc chambre de métier bi waaye itim ba tey taxawal nañu benn mutuelle de santé communautaire seen wàllu wér-gu-yaram ak benn coopérative d'habitat ñenn ci ñoom mën a jot ci ay parcelles mu doon dëkkuwaay ëllëg si biir waaye itim ba tey ci xayma ak tënk am na lu toll ci 200 ak juróom fukki artisan yoo xam ni amalal nañ leen ay sëkkublal ay formation yoo xam ne ñi leen ci jàppale mooy waa 3FPT. Moussa Oumar Gueye cant ak ngërëm ñeel na la ñu wax nag ci haut commandant bu gendarmerie nationale bu yees bi di général Cheikh Sène moom nag ba nu ko tabe ba tey rek fi mu ne tàmbali na ab liggéey muy nag wàcc ci terrain bi ngir xam dëgg-dëgg ay nitam naka la ñuy taxawee ma nga woon ca Wakam Fatick waaye tamit jot na yegg ba gendarmerie bu Mbaaw foofee nag jot na faa teewee rek li ñu duppee kon séance de démonstration bu ñu ko déggee nag kon ay nitam dañu doon rek wane ni nga xamante ne mënee nañu ko ci wàllu liggéey bi ñu teewlu ko moom général Cheikh Sène. donc dama ñëw tey fii ci Mbaaw ci légion de gendarmerie d'intervention mu ngi xam ne gendarme yi nga xam ne ñoom pour yore kaaraange dëkk bi mooy gën a nekk seen itte maa ngi fi ñëw tey bi ginnaaw bi ma jógee Fatick ci fi ñuy former sous-officiers yi ak bi ma demee Wakaam fi ñuy former officiers yi samay tànk nag du dara dul xool nit ñi personnel gendarmerie bi ak matériel bi pour seet fan la suñu itte yi gën a taxawee lan moo gën a jàmp pour ñu permettre ñun li ñuy def ñu seet fan la ñuy commencer pour liggéey bi gën a aw yoon ci intérêt Sénégal ak intérêt gendarmerie nationale. donc muy nag nataal yu tukkee kon ci DIRPA nees ko waxee woon ci ponk xibaar yi muy à la traité yi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekkee ca diwaanu Kolda bootu ci kër gi di IPRES ñoom nag fi mu ne fëgg nañu seen gémmiñ yuuxu li ko waral ña nga cay jafe-jafe waaye tamit ne ñu dige yu bari tey kilifa yi matale wuñu ko bokk na nag ci yokk kon pension yooyu nga xamante ne jëm na ci seen à la traité Abdoulaye Diallo ca Kolda. mboolem retraité te ñu bokk ci kuréel bu ñu duppee amicale des retraités te ñu affilié wu ci IPRES bu Kolda
ñoo mer bay futu ngir dige yi ñu leen digoon te ba léegi dara antuwul. président dafa taxawoon wax ne su soobee yàlla 2018 benn pension dootu fi néew 35000 pension yëpp la ñuy amélioré président si boppam moo njëkk a wax loolu te janvier pile 2018 ñëpp daw fayeeku ji biñu demee ñëpp a wàññeeku fekkuñ li mu waxoon ñëpp dara amu ci ñu wax ñu ne février ñu wax ñu ne ñu mars ñu wax ñu ne ñu avril ñu wax ñu ne ñu mai fu ñu jëm koo xam ne ni ki fi gën a retraité bi fi gën a néewi at am na 70 ans ki gën a néew at 70 ans la am kooku dina toog di xaar kooku mënul toog di xaar. c'est parce que suñu pension bi fu mu toll nii dafa tuuti il faut ñu wax ko dëgg président du conseil d'administration de l'IPRES fu mu nekk nii poosam lay liggéey promesse électorale léeg-léeg lay def mu dem si tour Sénégal du fu ay xaalis sonn nañ ñu kooku kay sonn nañ ñu non fu ñu nekk ni sonn nañ ñu yëpp ñu am pension yu baax ñu amul pension bu dañu sonn nañ ñu. ñuy interpeller njiitu réew mi te ñu koy mettre en garde. mais il faut que président bi jóg il est temps que mu jóg sinon il va nous trouver sur le terrain politique aussi nous ne sommes pas à négliger il faut pas que ñu négliger ñu sonn nañ ñu. te nag président de la république na xam ne retraités yi retraités yi am nañ fayda de bari nañ ci Sénégal de te retraité moom lañ àndal bu sàgganee nag ba ñu yàqal ko kooku nag moom moo ko def parce que retraité boo gis lu mu dem tey bon tey am na fukki nit ci këram. yooyu retraité yi munta am ki leen wuutu ci yor seeni njaboot ngir ñàkkum xëy gi xew ci Sénégal nee nañu duñu nangu kenn ñàkkal leen fayda. conseil municipal bu mairie bu Ndakaaru dana amal ab ndaje ni ki ëllëg nag ci ASER ji ndaje mi li ko sabab rek mooy daal di kon fas yéene wote nag ngir xam dëgg kan moo fas yéene rek wutu Khalifa Sall ma nekkoon mairie bu Ndakaaru liñ ci jàpp nag gisaguñu woon boobu ba nëgë ni kenn koo xamante ne rek fësal nga sab candidature bu weesoo nag maire bu Patte d'Oie di Banda Diop dinañ ci dellusiwaat. Pape Diop nee na nag bis bu faloo moom la mu fas yéene def rek bopp réew mi maanaam mandat bi dana ko yóbbu kon ci juróomi at moom la xamle moom Pape Diop bu bokk gis-gis démb nag lu ko fësal ci bi muy wane rek kon candidature am ngir doon njiitu réew mi ci atum 2019 moom nag Pape Diop mu teg ci nag ne lu soxal kon assise nationale yooyu ñu doon wax ak diggéeya ñu ne nag ba nëgë ni kenn jëfewu ko loolu dina fexe rek tamit ba ñu matale ko Cheikh Sadou Fall. Pape Diop day samp ndëndam ci élection présidentielle yu 2019 lu nu mel mu fësal ko tey jii teg ca dig askan wi lu am solo. pare naa pour taxaw devant un jury d'honneur ma juré ni li ma wax yépp li ma wax ci benn mandat bi ak ci institution yi bu ma yàlla mayee bakkan ma fekke ko dinaa ko def. ngir soxali suñu démocratie réew moom Pape Diop ne dina bëri ay coppite yamuy indi ci pàcc yu bëri. pouvoir yi dafa ëpp entre les mains du président de la république foog ñu équilibrer institution yi. man bu ma yàlla joxee réew mi bëggatuma nekk chef de parti pour man chef de parti ak chef de l'État c'est incompatible. ministre de la justice également dootul siéger ci conseil supérieur boobu. waaye bu boobaa nag loolu yëpp foog ñu encadrer ko du rek dañuy bàyyi magistrature aussi lu ko neex mu def loolu yëpp nag ay textes ñoo koy war a encadrer. Le moment venu tous les techniciens de droit dinañ toog d'une manière libre et indépendante ñu wax li nga xam ni moo gën ci Sénégal. ci lu jëm ci programme am dinañ ko fësal ci weeru janvier 2019 waaye laataa ñu cay yegg ay ñoñam di wéy di ko dajaleel ay signature. ma ngoog ñu yeggit ba fële ñu naan Ranérou ak mbootaay gi nga xamante ni moom moo ëmb kon ñuy dund ak laago nag te féete ci commune bu Vélingara Ferlo ñoom nag fi mu ne joxante nañu rek loxo ngir xeex jàngoro yi sibiru ndax nee ñu sibiru nag dañu ko ràññee lool bu baax a baax ci commune boobu moo waral tey seen mbëbët yëpp rek mooy fexe ba fii ak atum 2025 nag kenn dootul wax jàngoro yi sibiru foofee ca Vélingara Ferlo Modou Mbaye
ci région bu Matam département bu Ranérou mooy gox bi sibiru gën a sonal ci atu 2017. 2017 lu mu joxe mooy si junni bu nekk daanaka saytu nañ presque 4 doomu aadama yi nga xam ne am nañ ko waaye soo demee si Ranérou si junni bu nekk daanaka fukk ak ñeent soo demee Kanel si junni bu nekk ñeenti nit soo demee si Matam si junni bu nekk daanaka ñetti nit soo demee si Thilogne si junni bu nekk benn nit. ngir jële fi feebar bu ni mel ba faw kuréel way laago yi ci lëkkaloom ak amicalu élèves ak étudiants yi nekk ci commune bu Vélingara Ferlo ñooy ñaax askan wi. population bi nga xamante ni dañu nekk ci àll bi te xaw a négliger lan mooy sibiru xamuñu ko dañuy jàpp ne sibiru du dara te gis nañ ne sibiru li muy rey ci monde bi beneen feebar reyu ko moo tax ñu ne tey dañuy fexe ba woo population bi dajale leen sensibiliser leen ci mbiru sibiru. ki ñu bàyyile woon ndaje mi di docteur waaye it gëstukat ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar mooy dellu di ñu xamal njeexitalu sibiru waaye it di sàkku ci famille bu nekk muy nelaw ci biir sànke bu ñu nàndal. paludisme ne dafay feebar boo xam ne bii lu ñuy wax yoo moom moo koy joxe mais yoo nag yàlla suturaal na ko moom du am palu mais nag bu mattee nit ki ci deret bi muy koy dugal dina dugal doomu jàngoro bu ko defee dina jàpp yaram bi dina law ba yegg ci cépp cër boo xam ne mi ngi ci yaramam te loolu mën na lor doomu aadama ci loo xam ne lii diir bu gàtt lay doon même bu ñuy féexlu guddi nekk ci ëtt bi nañ teg seen musikeer bu ñu paree ñu tekkiwaat ko yóbbu. askanu Vélingara Ferlo bu ñu sañoon benn doomu aadama dootul sibirooti ci seen commune bi fii ak 2025. ñu àddu rek ci ay bis bi nga xamante ni moom la ñu jagleel ñi amee laago ci wàllug dégg-dégg di ay jafe-jafe muy nag jafe-jafe yi dégg télévision Futurs Médias nag def rek ab taxaw seetlu ci ñooñu nga xamante ni ñi ngi dund ak laago boobee waaye léeg-léeg ñi nga xamante ne ni dañuy jokkoo ak ñoom mu nekk langage boo xamante ni daanaka booy xool ci ay signes la ñu koy def ñu ne nag fii ci Sénégal ñooñee ñi ngi dund ci ay jafe-jafe waaye leneen la ñu seetlu rek mooy tey ci télévision yi programme yi nga xamante ne nag moom la ñuy tëral programme yi nag du ñu bàyyi xel bu baax a baax ñooñu nga xamante ne kon amee nañu laago boobu bu ñu sañoon nag kon ñu gën leen a jox gëdd ci réew mi. Cheikh Diop Amadou Ba. ñile doon ay doomu aadama yoo xamante ni dañoo tëx waaye ñuy sàkku ñu daal di leen di boole ci doxalinu réew mi loolee tax kuréel bi nga xam ne moom moo ëmb doomu aadama yi nga xam ne dañoo tëx fii ci réew bu Sénégal bëgg ñu daal di leen di jox seen ak seen yelleef ku ci nekk ci ñun am na li nga xam ne moom moo di carte d'identité nationale ndax ñun ci askan wi la ñu bokk man daal li may sàkku moom moo di ñu daal di def ay sport yoo xamante ni day jàll ci télé yi waaye itam ñu daal di boole ay interprète yoo xamante ni dinañ mën a firi bu baax li nga xam ne moom mooy jaar ci télé bi loolee dina mën a tax ñu am ay information ci lépp loo xamante ni rek dafa soxal langue politique bi fii ci réew bu Sénégal. Et nous pouvons participer pleinement. yenn saay ñenn ci askan wi dañ leen di beddi loolee tax nag ñu daal di taxaw temb ngir xeex lu ni mel. bëgg nañ ay formation yoo xamante ni dina mën a tax suñu jëflante ak doomu aadama yi gën a ritax bëgg nañ itam ñu tàggat ay doomu aadama ci li nga xam ne moom moo di langue des signes ndax loolee dina mën a tax ñuy wax ak nit ñi bu baax a baax dafay ab taxaw seetlu école yi nga xam ne jagleel nañ ko ñu tëx ñi lu néew la ba fa may wax ak yow nii dañu yëg ne dañu bedd ci li nga xam ne moom moo di askan wi te jàpp naa ne loolee nag du dëgg du yoon ñun suñu bopp dinañ jël xeex bi daal di koy def suñu yëfu bopp. Marginalisé. naam am na ñenn ci askan wi ñoo xamante nii rek dañuy judduwaale li nga xam ne moom moo di tëx waaye am na ñenn ci ñoo xamante nii rek jumtuwaay ñu jëfandikoo moom moo leen koy yóbbee. dañuy taf directement seen nopp yi ci écouteurs yi ci baafle yi mais en même temps xam nañu ni aussi am na ay feebar parce que am na ñoo xam ne dañ ko dund judduwaale. méningite dana ko indi xam nga prévention boo ko bëggee def foog nga def communication. di ci ñaax parents yi di ci ñaax aussi population bi. kuréel gi nga xam ne moom moo ëmb bépp doomu aadama bu tax fii ci réew bu Sénégal di sàkku ñu daal di leen di boole ci li nga xam ne moom moo di société bi naka noonu itam ñuy woo ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di autorité yi ñu daal di jël ay matuwaay yu wóor daal di leen fekk si li nga xam ne moom moo di seen ay bëgg-bëgg waaye itam ñu mën a dund bu jaar yoon.
Cheikh Diop ñu di ko jaajëfal. bëccëg bi ñu jagleel nag tourisme démb lañu ko màggal ci àdduna wërngal këpp fële nag fa ñu naan Nianing nekk ci commune bu Malicounda màggal nañ ko fa waaye nag ci rek tekk lañu ko def ndax faatuk Bruno Diatta ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy acteurs yi rawatina kilifa yi ngànk wàllu ko tourisme ñoom li ñuy sàkku rek ci sénégalais yi ñu def seen kéemtalaay kattan gën a rek xam seenum réew muy Sénégal tomb bi nag mooy kon Sénégal tefes yu set waaye tamit tefes yu ànd ak kaaraange. Abdourahmane Diallo. journée mondiale bi ñu amal te amul xumbaay ndax Bruno Diatta mi génn àdduna ñi du yëngu ci wàllum tourisme nekk ci département bu Mbour jagleel bëccëg boobu setal plage yi li ni mel sax a tax ñu tànn thème bu mel noonu ci at bi. Ça fait presque 3 jours nettoyé nañ fi 3 kilomètres de plage ak jeunes yi ak famille tamit accompagné par le maire de Malicounda. donc boobu ba léegi ñu ngi ci liggéey bi tey nag ñu ñëw officiellement pour célébrer journée bi waaye nag dinañu dem d'abord visiter benn baobab sacré bu am fii ci Nianing parce que tourisme nag égale excursion égale culture. kilifa yi tamit li ñu bëgg mooy développer lii di tourisme local bi tax ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci dëkk bi war a mën a dem ci bërëbu noppalukaay yi loolu nag ñi yor bërëb yooyu dañu war a wàññi seeni njëg ngir ñu mën a développer xeetu tourisme boobu. sénégalais bu am moyen wala bu am kii war a mën a dem génn dëkk bi dem vacances ji feneen vraiment ñu invité leen ngeen xam Sénégal am na ay coins yu paradisiaques comme Nianing comme Pointe Sarène comme. feneen ak feneen accompagnement bi ci ministère bi àndal ak les crédits hôteliers yi ñuy joxe donc vraiment pour dimbale hôteliers yi la alors ñoo ngi ñaan ñoom tamit ñu dimbale sénégalais yi ñu mën a dem di dëkk ci hôteliers yooyu di vacances yooyu. ñu yëngu ci wàllum tourisme tamit daal di joxe ay digle loolu rek ngir seen secteur bi jëm kanam. yegsi nañu rek ci gëstu bis bi ñu jagleel ko rek presse écrite bu nu ko déggee nag daanaka muy yéenekaay yooyu nga xamante ni moom ngeen di faral di gis bis bu set ñu di ko nag liir rek ci këyit yéenekaay yooyu nag ñu ne tey ñu ngi ci ay jafe-jafe fii ci Sénégal li ko waral nag presse en ligne bi la muy nag beneen yéenekaay boo xamante ne nag ci xarala yi lañu koy seetlu laaj bi samp nag ndax mooy yéenekaay yooyu di génn ci xarala yi ndax moom moo nekk rek fi mu ne di daanal presse écrite bi loolu mooy laaj bi samp nuñ ko waxee waaye nag ñi ci yëngu di professionnels yi maanaam ci wàllu presse écrite ñoom am na neneen noo xamante ni noonee la ñu gisee te jàpp ne nag kon war nañoo gën a liggéeyaat ci wàllu gëstu bi tey dañu ci ànd ak Alioune Guèye. ñu mel ni ku ko déggandoo journal papier waajul bay nasax loolu nekk ay kàddu yu jóge ci ñi nekk ci wàllu woowee waaye saytu bi mooy depuis ba lii di internet ñëwee commencé nañ nekk ci ay jafe-jafe ndax xarale yu bees yi dañoo indi leneen lu bees ci wàllu jot xibaar ñoom ñii di yëngatu ci presse écrite gisee neneen. réseaux sociaux yi ak site internet yi mun na am na mbooloo bu rëy bu nga xam ne moo koy utiliser mais mbooloo bu rëy boobu taxul mu mun a dundal ci presse te ba pare mbooloo boobu du ñu ay professionnel ci traitement information parce que liggéey bu nekk dafa am ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jàng. man la fii Sénégal fi lekk ay at journal dana fi génn nit ñi ni ko nit ñi di waxee yuuxoo noonu naan ay non presse déedéet ñi doon jënd journal la ñuy jënd journal ba léegi journal mi ngi dox ni mu doon doxi mbaa xarale yu bees yi du menace ci ñoom bu ñu gisee ni lii di journal papier jaratul bu baax. réseaux sociaux yi ak internet nekkagul menace ci presse Sénégal population bi globalement boo ko xoolee ñoom ci média traditionnel lu ñuy woowee média traditionnel yi foofu la ñuy amee information. li ci nekk ay jafe-jafe yi ñuy am mooy ay jafe-jafe yu këyit loolu mooy vrai jafe-jafe yi nga xam ne modèle économique bi moom moo baaxul. mënut a nekk presse en ligne mënul nasaxal presse traditionnelle parce que presse traditionnelle yàgg na fi ba ñuy créer ba rajo jógee dañ ne imprimerie dafay dee wala presse écrite dafay dee ba léegi presse écrite mi ngi fi. télé aussi noonu mu jógee noonu kazalika donc nekk na maanaam ñaari pàcc yoo xam te ne yu mën a lëkkaloo la lef liggéey bu rafet. wut doxalin bu bees ngir mën a garder seen ay lecteurs nekk na seen mbëbët ci jamono ji nga xam ni internet mënatul ñàkk. ëllëg boo moytuwul loolu rek moo nar a nekk support de média
dégg nga muy réseaux sociaux yi muy internet. que ñi nga xam te ne ñoo nekk ci presse traditionnelle bi ñu def saut bi vers le numérique ñu xool jumtukaay yi nga xam te ne war nañ ko mën a jëfandikoo ci numérique bi ñu dem fa def ka ñi jiite syndicat bi teewal journaliste yi ak di leen nemmeeku di SYNPICS ñu ngi woo ñëpp ñuy yëngu ci wàllu wi ñu saytu mbir mi. médias traditionnels yi ñoom war nañ defe naa ne am nañ de beaux jours devant eux mais lu ci ëpp solo mooy aussi ñu fexe ba ñoomee ñu dem ci modernité bi dem ci internet bi amay site amay format yi nga xamante ne ñoom ñoo koy définiral seen bopp mais fondamentalement am nañ fi seen wàll am nañ fi place encore. ñoom médias yu njëkk yi yàgg nañu nekk ay préférence yu sénégalais yi waaye ginnaaw ba lii di internet ñëwee seen journaux yi jaratul noonu waaye ñi jiite yooyu journaux ñoom nee nañ presse papier jugee gu fi léegi. ñu koy jaajëfal bu baax Alioune Guèye xët yu njëkk yu yéenekaay yi ci la ñu yegg si dañu ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. ngeen jëf seede su rafet bu doon dekkal ab néew kon Bruno Diatta du yegg Bel-Air démb l'observateur nañu chef de protocole ba woon di Bruno Diatta hommage national bu rëy la ñu ko defal démb ci réew mi mbaax gu nekk waxal nañu ko ki ci jiitu mooy président de la république Macky Sall tiim na Bruno Diatta wax koy dëggam wax ko kàddu yu daw yaram nee na ko maa ngi seede ne sa warugar def nga ko ba mu mat sëkk def nga ko ànd ceeg classe ànd ceeg honneur ànd ceeg dignité ñaawoo ci benn yoon li Macky Sall seedeel Bruno Diatta démb ci hommage national ba lépp la ñu soleil national xëy yeggee Macky Sall nee na ko li ñu ñàkk rëy na naqaru xol ak xol bu diis bi ñu amee kenn xamul ni mu toll waaye yaa ni toll yow Bruno direct info nañu ca hommage bu mujj ba ñu ko doon defal démb ca palais de la république yaram yépp a dawoon la mu dégg ca palais ba ci seede yu rafet dégg na lu ko raw ca cathédrale bu Ndakaaru ba ñu koy ñaanal yéenekaay bi teg ci indil ñu kàddu yu seede yu tukkee ci monseigneur Benjamin Ndiaye jëm ci Bruno Diatta nee na ko ba ci sab liggéey mësoo gannaawal benn yoon sa diine la tribune l'observateur ak le quotidien xëy ko tàggu ci yile kàddu adieu Bruno Sud Quotidien ak Rewmi Quotidien xëy ko ci tegal ad vitam aeternam maanaam dem nga waaye doo fi jug ba mukk le quotidien nañu ngir sant ko sargal ko delloo ko njukkal moo waral salle ba ñuy defee conseil des ministres ak amphithéâtre bu ENA tuddee nañu leen Bruno Diatta direct info nañu sargal geeg delloo njukkal gi yamul foofu ne moom Bruno Diatta ba muy dem yóbbaale na raayab dignité du grand croix de l'ordre national du lion li mu mës a bëggit mu di école bu ñu jàngalee wàllu protocole état bi nee na dana ci dugal loxom bu baax a baax la sinekaay nañu Bruno Diatta immortalisé dem na waaye aw turam ab liggéeyam ak jikkoom ba léegi mi ngi fi l'observateur nañu ndem si yàlla ministre chef de protocole bu présidence de la république ba woon di Bruno Diatta ma nga tëdd léegi ca Bel-Air ca wetu Léopold Sédar Senghor photo bu yéeme te daw yaram jara denc moo nekk ci xët mu njëkku libération Bruno Diatta mu ñu teg ci jàkk muure ko drapeau national ay soldat gàddu ko di xuus ci mbooloo mi di dugg ak moom ca cathédrale bu Ndakaaru libé boole ci gunge ko yile kàddu mu di ascension de Bruno Les Échos nañu démb ca ndajam hommage ma jiitu réew mi Macky Sall jooyeen dina fa Abdoulaye Wade ndax ba muy wax moom Macky Sall nee na Bruno Diatta kenn newu ko bàyyi ko ci palais bi kenn nit newu ko liggéeyal ak moom moo ko tànn bàyyi ko ca palais ba di liggéey ak moom ci coobare boppam wax na it ne moom Macky Sall moo def Bruno Diatta ministre junj na fa sax décret 2012 435 bu 10 avril 2012 ngir dëggal ay waxam Pape Diop ak i waxam la tribune xëy ci xëtamu njëkk bil yéenekaay bi Pape Diop njiital bokk gis-gis moo woote woon démb ca place du souvenir ngir def déclaration candidature am ci wootey présidentielle yi 2019 yi yéenekaay bi nañu président assemblée nationale ba woon président sénat ba woon maire Ndakaaru ba woon di Pape Diop nee na candidat lay doon ci wootey présidentielle yi 2019 yi journal bi nañu ca ndajam déclaration candidature am ba moom Pape Diop diggée na fa ay digge yu rëy te ngante muy ci assemblée nationale di ca conseil supérieur de la magistrature ba ci mandat bu président de la république bi nee na bu ko askanu Sénégal fale def ko président benn mandat bu juróomi at kese lay def source a nañu engagement yi mu jël ci kanamu réew mi moom Pape Diop moo gën a neex lem ne bu weesoo mandat présidentiel bi mu ne juróomi at la koy def te benn lay doon Pape Diop nee na it ne seetlu nañu ne fii ci Sénégal président de la république doole ji mu fi am dafa bari bu falo day wàññi doole ja la Sénégal nañu Pape Diop nee na bu doonee président mandat juróomi at mooy am ci réew mi le quotidien nañu te nee na benn mandat juróomi at lay def Sud Quotidien nañu njiital bokk gis-gis di Pape Diop taxaw na dëkk Macky Sall ndax nee na wootey présidentielle yi 2019 yi ku ko ca dëgg moom Pape Diop ne ko massa ndax candidat la cay doon tëggum ndënd ak semmiñ géwél yi nee nañu naqari benn neex benn bi l'Observateur Malick Teyo di soldaaru France bi dooroon waa ji di Omar Watts ba gaañ ko moom Malick Teyo ma nga ca kaso ba rëbës la fanaan juge bii di Youssou Diop di juge deuxième cabinet moo ko mandat dépôt démb. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.